بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه mu mel ni nag lu mel noonu xam nga am na lu ñoo tuddee parce que tubaab yi dañu yeewu li ñu tuddee al muassasat al mutaaddidatul jinsiya moom la ñoo tuddee multinationales yi xam nga bu fekkee ni da nga ñëw ci benn société ñu won la ne la société bi ay groupe kii réewu sangam réew sangam réew sangam réew sangam ñoo ko bokk xam nga pour yow da nga naa lii de fekk lu ci ne piège la waaw loolooy tax nag li Haykal doon wax oustaz Haykal ci benn analyse bu mu doon def ci actuellement li xew ci pays l'islam yi mais particulièrement ci pays arabes yi mu ni gis nga dafa am benn commerce bu xew mais fekk na commerce bi mu tudd ni dafa xew du commerce buy soog a xew yàgg naa xew seulement tur yi mooy changé xam nga démb ci waxtaan bi wax naa leen ni économie amee ay investissement marché yi am ay marketing noonu la politique aussi amee ay marché commerce tamit am ay marketing moo leen ne par exemple ay lu mel ni ay déclaration de droits de l'homme wala ay amnistie internationale wala lu ñoo tuddee crime contre l'humanité wala lu ñoo tuddee ay crime de guerre yooyu yépp ay genre marketing la bu politique yi tukkalee àdduna te bëgg lu ñu muure bëtu nit ñi genre marketing yu mel noonu la ñuy commencer di fu ne dañ koy xewal média yi kenn dootul dégg commencer nag yëngal fii waaw crime contre l'humanité daal di ni TPI yi fële am na ñu commencé àtte parce que ak crime de guerre yu kenn xamul soo fii commencé waat indi droit de l'homme daal di joxañ Arabie Saoudite fii joxañ Iran fële comme ni ma leen ko waxee démb mel ni nag réewu jullit yi rek fa la problème bi posé woo yooyu yëpp ci seen marketing la bokk moom nag mu wane ni li ñoo tudde tijaratu tahdidi wal himaaya xëy na ñoom noonu lañ koy tudde ci bu seen version yu bees yi mais jaaxir moo njëkk a tudd version bi mais moom mu ngi ko tudde woon al iktisaabu bil mughalaba maanaam fàggu goo xam ne yaa ngi ko teg ci not ki ngay jëlee ci moom mais bu dee ñoom nag niñ ko firee ñoom ñu bees yi maanaam dañu wax ni commerce boo xam ni ci ñaar la tëdd mooy intimidation wala protection mu ni puisque dafa mas di def benn waxtaan ak De Gaulle affaire bu ko jaaxal la sax parce que waxtaan bi mu koy def ak De Gaulle mu ngi ko def le 11 septembre 1986 1966 kon dama juum nee na muy waxtaan ak De Gaulle ci situation àdduna bi nee na De Gaulle ni ko yow côté arabe yi moo la inquiété ak côté jullit yi ci li nar a xew
mun ko mais inquiétude bu ngeen am ñun ñi féete fii ci niveau Europe am na ci ñu am inquiétude yu ñu toll te kenn jurul inquiétude bi lu dul les États-Unis d'Amérique mu ni ko ndax ci seen guerre froide bi ak Union soviétique course bi ñu bëgg a defloo Union soviétique ci wàllu arme dañ ko bëgg a dawloo ba mu xëx te bu xëxee ñoom defe nañ ni ñoom duñu xëx mu ni ko te ñoom mënuñu dawloo Union soviétique distance bu toll noonu pour rëq ndiggam te ñoom it duñu rëqaale seen ndigg mu ni ko ndax li mu laaj ci dépense laaj ko ci budget danañ ci yegg foo xam ni buñ ko boolee ak li seen peuple soxla duñu mën a boole ñaar yépp dem te bu boobaa nag ku nekk seen allié daa ko yëg mu ni ko pays industrialisés yi danañ ca jot seen wàll ñu ñoo tudde pays riches yi danañ ca jot seen wàll mais aussi it ñu ñoo tudde pays pauvres yi danañ ca jot seen wàll moom nag Haykal mu bëgg a dégg wax bi De Gaulle wax exactement ci fan la ko wéer mu gis ne États-Unis ñaari arme yooyu rekk moom lay utiliser pour marcher l'affaire am ku mu yëg ni am nga ci alal lu mu ca bëgg a jël wàllam politique d'intimidation lay def te mooy wan la ni la waajal jot naa ci samay renseignement ni réew sàngam ak réew sàngam ñu ngi gisee pour dal ci sa kaw waaw boo fogaruwul léegi damay ragal sa li nga am nii yépp ñu dalee sa kaw nga faf ko ñàkk xam nga intimidation bi dugg na nga ne waaw lu may def ñu ne bàyyil ñun ñu ñëw indi sunu doole pour protéger la parce que xam nga baat boobu Sëriñ Babacar Sy daan wax ñetti baatam yi tiit de sa xel tiit de sa xel mer de sa sago ñàkk de sa ngor dañ ko perdre ñetti yëpp dañ ko perdre moo tax fi ne ñoom it xam nañ ko ci ñoom ba bu ñu leen bëggee yóbbu seen fi te la première chose bu ñu leen ko waxee mooy du ñu seetante ci seen biir kenn ku ne danaan ki ko wax nu may def mu ni ko bàyyil ma ñëw indi sama doole pour aar la moo waral tey amul benn réewu jullit booy dem tey te doo fa fekk base américain yi seen bi ñu toxal ci Arabie Saoudite dara taxawul ñu toxalu ko mooy dañu dem ba mu nekk problème mu sécurité dafa posé ndax seen dund wóoratul foofu mais aussi régime bi xam nañ ni mën nañu dem ba tombe ndax boobu ñëpp a ngi yëngu ndax ñàkk a d'accord ci présence américain yi foofu ci la sol saoudien mais bu doon sax réewu jullit yi rek lañ koy def bàyyiwuñu kenn Allemagne de l'Ouest avant unification bi di ñëw intimidation boobu lañu leen def
pour wax leen ni leen bu ngeen jëlul seeni matuwaay Union soviétique ci seen kaw la jëm te bu boobaa ñi nekk Europe de l'Est yépp dina leen utiliser ay Pologne ak yi ci des yépp pour que ñu dal ci seen kaw gëm nañu ko bu mujj gi seen lu ñu am dem jox ko américains yi pour ni ñooy assurer seen protection ñu jóge ca dem Japon déy ko la même chose ndax booba gis nañu économie japonaise ni mu nekke bu florissante et tout ñu daal di bëgg ñoom it jot ci seen wàll daal di leen déy ni leen jot nañ ci sunuy renseignement bu ngeen jëlul seeni disposition bu ngeen wattul ou Corée du Nord wala Corée du Sud wala seen voisins yi dana ca am ñu dal seen kaw te boobu ñoom préparé nañ seen bopp ci wàllu économie mais ci wàllu doole li ñu war a am pour mu protéger leen amuñu ko ñu ne waaw nu ñuy def ñu ne bu ngeen bëggee mën nañu assurer seen protection mais amu ci protection bu mu ci mën a doon te du am na njëgam ñu wëlbati ko xool les pays arabes xam ni les pays arabes presque li ñu soxla yépp mu nga fa le pétrole et le dollar te ñaar yi rek la américain soxla te yépp mu nga fa donc il fallait que ñoom ñu seet seen bos ci ban façon lañ koy defee parce que comme ñoom depuis le début dañu nekk ay alliés stratégiques ci niveau réew yu bare am na loo xam ni buñ ko defalee seen bopp directement am na lu muy nuru moo tax ñu jëm ko def indirectement te mooy ñu utiliser Israël jaare tahdid bi ci Israël di ko jox arme di ko jox alal pour muy def intimidation ci pays arabes yi ñu jaar ca gannaaw ni leen Israël a ngi nii de bu ngeen fagarawul lu ne àttan na ko nu ñuy def mu ñu bàyyil ñu assurer leen bàyyil ñu garantir leen te fekk ñooy jox Israël li mu leen di intimider bu jëkkoon xëy na fekk na boobu Union soviétique amoon na tuuti as doole lu nga xam ni ma ne son na wéeru ci moom arab yu bari ak réewu jullit yu bari dem ci Union soviétique mais façon bi américain yi di defee dafa bokkul ak façon bi russe yi di defee américain day ñëw ni la dama lay boot c'est ça américain day ñëw ni la dama lay boot russe day ñëw ni la dama lay jaay mboot bokkul bu ñu la jaayee mbootu te mënoo boot bu sotti lu la mbootu miy jariñ américains yi dañu yeewu nag dañu ñëw ne maa lay boot moo tax par exemple mu ngi mel ni ñuy taxawaalu ci mbedd yi ku ci xiif dem dugg ci fast food yi ñu ni la ki loo soxla nga ni nangam ak nangam ñu préparé rek ni la à emporter nga ni waaw ñu defal la ci sa mbuus nga yóbbu boo demee ci sa kër seet li nga ci jël boo noppee daal di taxañ dugal ci biir poubelle bi mais loolu mooy li doxoon diggante arab yi ak jullit yi ak Union soviétique comme genre rek mbuus moomu nga ñëw jënd ñu jox la defal la sa kii nga yóbbu boo noppee def ci poubelle ba ñu demee nag ba xam ni yëf yaa ngi bëgg nuru leneen te xam nañ ni Union soviétique doole ja ñu foogoon ci moom amatul américains yi profité ni leen nag bu leen sonal seen bopp Union soviétique mii attanatul boppam sax ba di leen boot te ñun attan nañ leen bàyyi leen ñu boot leen ñu ne ay ca mais fekk boot bi liñ ci war a tëral yépp tëral nañ ko réew yi am solo yépp ku ci ne xam nañu naka la demee fan lay jaar ñan ñoo cay jëfante diggante Irak diggante Iran diggante même Égypte ba jàll ci pays du Golfe xam nañ kenn ku ne ci seen wàllu géostratégie
xam nañu ku ci nekk li nga mëneek li nga mënewul ak fi sa mbir mën a jaar ak fi mu mënul jaar mais itam pour ñu am légitimité ci li ñuy def il fallait que ñu créer conflit parce que ci la ñuy identifier ñi nga xam ni dañuy collaborer ak ñoom à 100% ak ñi nga xam ni dañuy masla ak ñoom ndax ci conflit bi lañ koy xamee moo tax ñu def guerre golfe bee passé pas entre parce que guerre golfe ñaar la bu mujj bi du guerre du golfe c'est la guerre de l'Irak mais guerre du golfe ñaar la bu njëkk ba mooy Irak ak Iran bu ñaareel bi mooy diggante Irak ak Koweït deuxième boobu ci seen stratégie yépp ci lañ ko tërale nga xam ni presque seen facture yépp ñoom pays islamique yi surtout Arabie Saoudite ak Koweït ñoo fay facture bi ñu paree ci guerre bi les États-Unis d'Amérique en 91 amee na ci un bénéfice de 56 milliards de dollars ci en même temps que muy am lu toll noonu Grande-Bretagne amewu fa lu 6 milliards de dollars mais ci biir loolu xoolal lu mel noonu amee noonu lan la ci Japon di wut ak Allemagne ñu ne ko soxla ngeen pétrole bi ñu ne pour ñu pétrole bi mën a jóge fii ñëw ba foofu ak assurance dara du ko dogale fokk yéen nit ngeen fay facture bi kenn ku ci ne ci ñaari réew yi ku ne joxe nga 10 milliards de dollars pour ñu jël pétrole bi ñu doon jël ci Koweït ak Irak pour kenn ku ne mos ci sa wàll ñuy gis Turquie nekk nag comme yow yaa nekk ak sa yaa jege sa waay te yaa ñuy defal affaire yi ñu neexalal la 3 milliards de dollars Israël daal di taxaw fe ne man lañu dóor ay Scud ba am nañu fa dee te yaa yéen a waxoon ni bu ma fayu xanaa di ngeen ma dampe daal ñu dampe ko 5,6 milliards de dollars te loolu yépp ci poche arab yi ci la génne moo tax lu xew tey réewu arab yépp ñoo am déficit tey te ñu ca bari ñu ngi commencé léegi di dugg ay banque mondiale ak i fonds monétaire international pour que di am yenn prêt pour régler seen yenn ti problème yi parce que seen alal yépp presque pasaree nañ ko fii yenn yi jël nañ ko jëlin bu ñu xamul lan la yenn it ñu ngi ko def ci compte yoo xam ne sañatuñ ca dara